tegal na fanweeri simili ak ñett mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponk yi ca gën a fës juróom-ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan fi saa si juróom-ñetteel ba ca bërëbu fajukaay ba la ko borom bi moomee loolu nag tukkee ci ab accident tey ji ci suba cuuy la am ci gox bu ñu naan Dagga Jaxate commune bu Ngàcci Nawde ca diggante Saalum jàpp Ndukkumaan daañu fa fekki Ibrahima Jàmme beneen ponk mbokk yi muy ba tey aw tiis ak xodd ba nekk ca commune bu Kër Moussa foofee nag xam ngeen ne di ki démb ci waxtu wi ñu leen a wax ne benn doomu aadama ñàkk na bakkanam ci usine 3MD mu yëngatu ci wàllum énergie ak itam lenn ca taax ma mabbu léegi nag fi mu ne nii ñàkk seen bakkan ñu ngi ko yóbbu ci limub ñeent ca yooyee jamono itam juróom ci aj ci liggéeykat yi ña nga ci guddi gu bët setagul mbas beeg tolluwaay gi tey ji ci alxamis ji ñuy xamle ni démb ci àllarba fukki doomu aadama ak ñett ñàkk nañu seen bakkan ba noppi itam ñetti téeméer ak ñeent di li mu bees mu am jàngoro ji ñaar fukk ak ñaari cas contact lañ ñaari téeméeri di loolu ñuy wax cas communautaire xamuñu fan ko jëlee ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañu ba fas yéene dellu ca seen njaboot moom mbas mi sax itam ak la ca bees muy variant britannique loolu nag ba leen ko déggee rek muy jàngoro ji ak itam na muy lawee loolu nag la muy wax rek professeur Souleymane Mboup lañ ci fas yéene àndal bu IRESSEF mu ne boobu dafay gën a gaaw a wàlle daan ci ñëw indi ci ay faram-fàccee Union européenne wax na ca mbiram téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards yi nga xamante ne si jiital ONG Horizon Sans Frontières yëkkati na ko ba mu jural ko ñu làq ko jant bi moom ambassadrice bi di Irène Mingasson wax na ca nee na rek ñoom kuréel googu fépp fu ñuy dugal seen i koppar daanu ko caytu bu baax itam leneen dem te teg mooy jàpp leen atum 2005 jàpp 2019 googee mbootaay daal li mu dugal ci ay koppar ci ay milliards bi nu ko xayma àgg na ci ñaari téeméer Mamadou Fall mu seq waxtaan ak moom Mamadou Mbeng ñu gën ko xam ci Baye Diop wuutu na ca bopp moomeelu Dalifort ndem si yàlla Idrissa Diallo moom maire bu bees bi tey jii lañu ko tabb mu ne nag fi mu ne nii dañoo ne ci dëj faaw ñeent fukki fan yi mat mu doog a wax rek nam fas yéenee doxalee mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee woon accident bu metti bu am ca gox bu ñu naan Dagga Jaxate tey ci suba cuuy la ca commune bu Ngàcci Nawde diggante Saalum jàpp Ndukkumaan juróom-ñetti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci ab accident Ibrahima Jàmme fa liggéey lañ ci àndal. choc baa ngi am diggante kon benn minicar ak benn camion benn mbëkkante bi nag metti lool ba minicar bi ci boppam bàyyee ko woon Kaffrine dafa jubluwaat fi mu jóge woon juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ci saa si juróom-ñetteel ba faatu ci hôpital yi di Ibrahima Faye di premier adjoint au maire bu commune bu Ngàcci Nawde ci bërëbu accident bi lañ ko fekk. bu accident bi yuuxu yi laa dégg daw egsi fekk nit ñaa ngi fi ñu génnee nit ñi vraiment métti na trop accident métti na trop foo ko natt rek weesu na ko métti na trop wax dëgg yàlla. waaw presque ci commune u Ngàcc commune u Kër Mbukki ñi faatu yëpp presque ci côté boobu parce que horaire la bu bàyyi ko Kaffrine tey xëy suba teel jël jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi ci commune bi dem di jaay marché. jombe bi nag mu ngi am tey ci suba ci boor 8h bay dugg Dagga Jaxate ci benn virage CDI ne nag kii di camion minicar bi moo doon def dépassement bu nga xamante ne waru ko woon def Pape Babacar Ndour di président regroupement régional dawalkatu Kaolack di koy ñawlu ba fu ñawlu yem. minicar bi nag moo doon dépassé te gisandoo nañ ko comme ni ma ko waxee léegi rek am na ligne continue biir dëkk la xëy na dawalin bi su fekkoon doon na respecté nañu ni ñu war a dawale accident bi mënoon naa ñàkk mbaa du méttee nii parce que ligne continue ngi fi tableau limitation de vitesse mi ngi fi biir dëkk la même su ko loolu lépp amuloon biir dëkk la te wax dëgg yàlla
lu mu néew ne fukk ak juróom-ñaari doomu aadama jëlee nañ ay gaañu-gaañu ci accident bi le waaye nag li waa dëkk bi di ñaawlu moo di ne yàgg nañ di joytu ñu defar leen ay ralentisseur boobu ba tey furaas ci accident bi nag mobilisé nañ lu mu néew ñeenti ambulance waa pompier ak waa gendarmerie jóg nañ ci lim bu takku blessé yi ñu daal di leen évacuer hôpital régional bu Kaolack. télévision Futurs Médias ci sama kàddu di jaale njabootuk ñooñu génn àddina beneen aw tiis woo foofee ca xodd ba nekk ca commune bu Kër Moussa diggante Pout la ak 50 la fa xew xam ngeen ko ni ki démb ab accident la ci usine boobu accident de travail sax mën ko tudde noonu muy 3MD énergie ndax lenn ca tax ma moom mabbu dal ci kaw ay liggéeykat kenn ka ñàkkoon na bakkanam fi saa si yeneen ñett topp nañ ca lim ba àgg na ñeent dañuy dem ci diwaan ba fekki fa Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. ginnaaw accident bi amoon démb ca xodd ba kenn ñàkkoon ci bakkanam ginnaaw bi bâtiment bi waddee seen kaw yeneen ñett tey jii ñoom it faatu nañu ginnaaw bi leen sapeurs pompiers yi génnee ci suufu bâtiment yi yóbbu woon leen hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès autorité administrative yi ak équipe de secours yi nekk ñoom biral nañ ne ñi nga xamante ne ñi ngi woon ci suufu xeer yi génn woon nañ leen ba yóbbu leen hôpital régional bu Thiès. jamono yi nag juróom ñi nga xamante ne dañoo amoon ay gaañu yu metti ñett ñooñee ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan tey ji ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ginnaaw xibaar yi nga xamante ne nag jote nañ ko ci kilifa yi nee nañ nag machine bi nga xamante ne moom moo continué woon di dindi xeer yi jamono yi dafa paan ba tax na nag jox nañu ndigal ki nga xamante ni moom mooy borom usine 3MD énergie mu ut yeneen matériel ngir mën a dindi xeer yi ak machine yi nga xamante ne ñu ngi ci biir préfet bu Kër Moussa nag mi ngi ñuy xamal ne jamono yi nag sapeur pompier yi dañuy toogandi ci bërëb bi ngir gën a wattu ba xeer yi màbboon ak machine yi yépp ñu mën leen a dindi ngir ñu mën a dellu seeni liggéey ñu fàttaliku benn pàcc bâtiment ci usine 3MD énergie nekk fii ci xodd ba moom moo mbëppoon ci ay ouvrier démb bi 1h jotee ci bëccëg. aywa beneen tiis la ba tey ñuy jaale njabootuk liggéeykat yooyu ñàkk seen bakkan ci accident bi amoon ni ki démb ci waxtu wi bu nu jógee ci bakkan yooyu rot ba tey sax mën nañoo des ci wàllu wér-gu-yaram mbas mi ak taxaw seetlu bi démb càllar ba ji fukki doomu aadama ak ñett faatu nañu loolu nag moo tukkee ci bilan tey bi ba noppi itam ñetti téeméer ak ñeent di limub ñu yokk ci ñi amoon jàngoro ji téeméer ak ñeent ya dañ leen a waal te xam nañ ko ñaari téeméer ya xamuñu fu ñu ko jëlee ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk caa ji tawat ji wér nañu ba fas yéene dellu ci seen njaboot juróom fukk ak ñett nekk ci gudd gu bët setagu ndax dañoo xaw a laatikaaf ñu ne nag Sénégal ñaari fan ci weeru mars ba mbas mi duggee ci réew mi di fàttali atum 2020 la woon ñaar fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak benn limub ñi ko am la ñaar fukki junni ak benn yi ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom yi wér nañu juróom benn téeméer ak fukk ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan jamono ji ñuy àddoo ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn ñoo nekk ci am pàcc. ñu des ba tey ci mbas moomu ak itam leneen lu ca bees muy li ñuy dippee variant britannique beneen maanaam jàngoro jeeg na muy màggeeg na muy soppar ñi ko gis nañu ne loolu bees ñu gën ko xam ci variant britannique dugg na fii ci réewum Sénégal borom xam-xam yi ñoo ko xamle ci kàddu professeur Souleymane Boub bu IRESSEF mu ne bu yeboo ñu gën a def ndànk ndax na muy lawee moo gën a gaaw maanaam wàll gaak na mu lay sonalee ñu teewlu professeur Souleymane Boub. virus yi dañu am loo xam ni dañuy wax ni dañuy def mutation loolu daf lay tax ñuy dund dafay tax aussi ñu mën a adapté wu ci nit ñi ak ci lu bari lu ñuy fu ñuy nekk biñ ko jëkkee xool série biñ jëkk a def gisuñu ci woon variant yooyu moom lañ waxoon semaine yële passé mais démb ci série bi ñu def dañ fa gis variant britannique boobu ci échantillon yi nga xam ni mooy yi ci topp mooy deuxième série bi comme variant yooyu wàllaate bi dafa gaaw trop lépp luñ doon def ci ay mesures dañ ko war a yokk waruñu ci am benn caaxaan lépp recommandation yépp
mu di masque yi mu di raxas loxo yi mu di gel hydroalcoolique bi mu ni wàññi mbooloo mi mu di garder distance yi luñ ci daan def rek dañ ko war a def lu ëpp te ñun dinañ continuer surveillance boobu te luñ ci gis dinañ ko wax. aywa ñu wax ci mbas mi ak njeexintal mi ak ASECNA mi ñu ne fi mu ne nii dafay dund ay jafe-jafe moom kuréel googu nag ñu ne li ko jàpp rek muy bërëbu liggéeyukaay mbas mi la ba tax na lu ëpp ca la mu daan am wàññeeku na ñu ngi sàkku sax ci njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall mu dugal loxoom ci mbir mi ndax ñu gën a suqali boobule këru liggéeyukaay yi ñu teewlu Lamine Dramé mu bokk ca ña fa ne kàddu yi Alxasan ak Jaafara bañ ñoo ko taataan ngir yéen. Sénégal mi ngi tëjoon ay aéroport am au mois de mars 2020 mu ubbi ko au mois d' avril 2020 tëjaat ko ba fas yéene ko ubbiwaat le 14 juillet 2020 muy situation boo xamante ni ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu sécurité de la navigation aérienne maanaam suñu mission mooy fexe avion yi di naaw si jaww ji te bu ñu nekkee si jaww ji ñu nekk fa dans de bonnes conditions te bu ñuy aussi ñu wàcc si ay kaaraange bu mucc ayib donc bi mbas mi duggee si àdduna bi yëpp lay wax gisuñu ni ASECNA laal na ko bu baax a baax parce que boo comparé chiffre d'affaires yi ASECNA doon am en 2019 nga jëm ko comparé en 2020 di nga gis ni genn wàll gi wàññeeku na donc loolu aussi muy lu metti moo tax ñuy profiter seen antenne pour lancer un appel solennel au président de la République Macky Sall ñi nga xamante ni nit ñi may nañ ko nopp kàddoom mun na egg foo xamante ni suñu kàddu mun na fa egg mu waxtaan ak ay naataangoom yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ASECNA pour que dëkk yooyu dugalaat seen loxo gën a jàppale ASECNA gën a taxaw pour que ASECNA continuer di def li nga xamante ni moom la ko dëkk yooyu dénk. aywa ñu wax des ba tey ci mbas moomu li ak foofu ca diwaanu Kaolack Ndangaan lañ fa seetlu moom ca Saalum daanaka juróom-ñeenti téeméeri doomu aadama ak lu topp am nañu mbas mi ba tax na gouverneur ba ak itam kilifa ya ñu daal fi mu ne nii dootuñu mayeeti dara ndax la ñu gis daf leen a ëlëm lu toll sax wala lu ëpp juróom-ñaar fukki doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan tax na ñu ne nag daal lu bëri daanu ko xoolaat lu ci mel ne jëli dogal mu aju ci teel a tëj marché tere yenn xumbeel yi nañu ko defee woon ca pàcc bu njëkk bi soxal mbas mi Ibrahima Diame Fally Gueye toogal groupe Futurs Médias ca Saloum ak li ko wër. lu jege juróom-ñeenti téeméeri cas lu ëpp juróom-ñaar fukk ci seen biir ñàkk ci seen bakkan di wane ne kon feebar bi mu ngi continuer di law di dem di def dégâts ci biir diwaanu Kaolack gouverneur de région Alioune Badara Mbengue di président comité régional de gestion des épidémies nag nekkaful réewul pare kon pour jël dogal yu am solo. affaire bi kum merloo wala kum jaaxlewul yaakaar naa war nga xoolaat sa bopp ñun war na ci mer ñun war na ci jaaxle. parce que actuellement léegi tey ñu jëm ci junni cas 1000 secteur boo xalaat rek affaire bi laal na ko léegi na wax dëgg yàlla dafa jot nag pour nit ñi xuppi seeni bët pour xool ne mbir mi am na foofu bu fa xasee ba toll fa nag dana ëpp ay loxo. bokk na ci kon opération de désencombrement ci marché yi ak ci yeneen bërëb yu mel ni gare routière waaye itam pare pour jëlaat yeneen mesure di tëj marché bi ci yenn waxtu yi. ñu ko naa sax jël ay mesures mais mesures yi dinañ ko gën a corser su fekkee ne affaire bi dakul li ñu koy forcer mooy bés bu ñu ko décidé dinaa leen woo wax ñun ban heure la ñu tëj marché bi. comme niñ ko defee woon nag ci première vague ba mu mel ni bonne volonté yi jógaat nañu ngir andi seen contribution ci xeex bile waa Cœur de Ville andi seen dotation bu am solo. tey nag dañ fi ñëw ñu andi fi 10 000 masques andi fi tamit ay solutions alcooliques yoo xam ne président Serigne Mboup ci boppam moo ko produire woon ànd ci ak les étudiants pharmaciens yi nekk à Dakar à l'université de Dakar. mu investir ci valeur quand même 8 millions ñu am ci lu tolloog ay 6 000 litres loo xam ne mën na couvrir lu mot 120 000 personnes pendant 10 jours. ci yeneen mesures yi ba tey gouverneur di woo askan wi ñu ànd ak seen responsabilité xamal leen itam lépp luy cérémonie familiale yu nga xamante ne day dajale mbooloo dana ko tere.
Ibrahima ñu sant la gërëm la wax lu jëm ci wàllum yoon ak Assane Diouf mi nga xam ne dina dellu ci ak njabootam moom Assane Diouf nag ñetti weeri kaso la ko cour d'appel bu Ndakaaru daan tey ji ci alxames yi mu mel ne lanu ko daan sax tëdd na ba tëdd lu ko ëpp ndax jàpp néggandikoom demoon na ci juróom-ñett ci ay weer moom juge bi rek la mu koy la ñu ne moom la def rek mooy lu jëm ci ñàkk wormaal agent ak yu force publique ak itam mooy ñi nga xam ne rek dañoo nekkoon ci seen ab liggéey moom Assane nee ñu wormaalu leen waaye nag leneen dañu ko ci joxoñooñ baaraamu tuuma muy lu jëm ci woote ay fippoog yooyu yëpp daal àttekat bi nangu ko benn yoon dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak na mu gën a yaatoo. ñu wax ci mbir mi nga xamante ni si coow la lu rëmbe Sénégal xam ngeen ne koppar yi Boubacar Seye waxoon mu aju tukkee ci Union européenne ak na mu ne woon noonu foofu la ko nguur gi def mu tolloon ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay milliards tax na ba Irène Mingasson bu Union européenne yëkki na ay kàddu la mu wax rek nee na kuréel googu mu jiite daal lu jëm ci ay koppar yu muy dugal ak fu mu ko mën a dugal dina ko saytu bu baax leneen itam la mu ca wax mooy jàppale ne na diggante 2005 jàpp 2019 Union européenne daal la mu dugal ci ay koppar aju rek ci fii mi ngi toll ci ñaari téeméer ci ay milliards mu seq waxtaan wu yaa ak Mamadou Fall ak Amadou Ba ñu teewlu reportage bi. Union européenne kuréel la goo xamante ni rigueur ci leeral gu mat sëkk lañ ko teg ak ay procédures yu métti complexe ci wàllu gestion li nga xamante ni moo di programme ci wàllu coopération loolee la ambassadrice bu institution bi daal di xamle mel ni kuy tontu ci affaire téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards yi nga xamante ni njiitu ONG Sans Frontières yëkkati na ko. Je ne serais pas dans mon rôle si je commentais sur une procédure judiciaire qui est en. du sama rôle ci ma commenté li nga xamante ni moo di action judiciaire ci dëkk boo xamante ni am na souveraineté waaye li ma mën a wax rek mooy weddi képp koo xamante ni jàpp na ay tuuma teg ko ci institution bi ma jiite. di jéem a xalaat ni kon ñun ni ñuy gérer dafa woyof wala àndul ak benn responsabilité wala jaarut ci yoon li ma nekk rek ci à l'aise di ko wax moo di Union européenne ay procédures yu métti yu complexe ci wàllu financement ci coopération moom la ñuy jaar. waaye bu leesoo li nu mel nag moom mi fi toogal Union européenne xam le ni koppar gi ñu dugal ci Sénégal ci 2005 ba léegi toll na ci ñaari téeméeri milliards ci francs CFA. Nous avons des estimations. waaw kon lu ëpp ñaari téeméeri milliards nag la ñu dugal ci dossier ci wàllu migration loolee dafa nekk ci ab série de programme boo xamante ni ki 2005 ba léegi ñu ngi koy lal mu jóg nag monter en puissance kon ni ki boo jëlee 2015 2016 fàttali rek ni boo gisee sax may xaw a hésité ci montant bi. moo di dafa nekk ci programme goo xamante ni wàllu migration bi benn pàcc la ci ndax programme bee gën a yaatu. boo xoolee koppar googee romb na lool li nga xamante ni Boubacar Seye daal dina koy xamle waaye fàttali ni njiitu président Macky Sall daal dinay sàkk kon ñu leeral bépp koppar boo xamante ni Union européenne dugal na ko fii ci Sénégal ngir xeex mbëkk mi. ñu wax ci leneen muy fantasiro wala coow li dox diggante commerçant yi ak maire HLM fi mu ne nii jaarootuñu taal ñoom jaaykat ya dañoo joxoñ baaraamu tuuma maire ba rek lu jëm ci wàllu mbuxum mu aju coowal ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay cantine ne ñu sax dàquñu benn yoon dem ca fa mbaxana doone benn kalaame ko Fatou Bintou Konté Pape Sangone Mbaye 280 cantines la meeru HLM yàq ci li nga xam ne moom moo di marché bi nekk fee ci HLM 5 la ko waraloon nag moom moo di fanu nekkoon dafa màgget torop ñu fas yéene koo defaraat nag wante defar googu indi na jafe-jafe ci diggante maire bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi jàpp ni lii nga xam ne moom mooy cahier des charges bi leen tënkoon ngir ñu defaraat bi lee bërëb maire bi respecté wu ko. dafa màgget ñun ñoo ko doon njëkk wax dafa màgget ñun ñuy dem ci préfet ne ko dafa màgget dañ koo bëgg a defar. voté budget bu 500 millions teg ci kaw table bi ñun xam nañ ne dafa màgget ba ñu defar ci 2 blocs ba pare ñun kay xam nañ ne dafa màgget xam nga yàqu bâtiment yi moo tax ñu voté budget ne dañ koy defar yàqu bâtiment yi moo tax ñu defar 2 blocs yi ba pare xam nga defar nañ 2 blocs boo demee da ngay fekk 2 blocs mi 3 blocs moo desoon li mu yàq doon 3 blocs a fa ne 280 cantines la léegi nag ci loolu dama ne ci loolu nag moom dafa xool ne nee na lii amalul ko njëriñ amalul ci poosam njëriñ. léegi dafa bëgg a tabax 2e étage budget bi 4 milliards lañ ca war a am def ci seen poste.
jamono ji nag ñu nekk ci njàkkare ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yooyu ba tax na sax ñuy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom mooy maire bi le ndax jàpp nañu ni dafa bëgg a def business ci seen doq. ñuy def délit bi di ñu ranger 280 cantines plus de 2000 personnes ñoo ci doon liggéey ba pare plus de 20 000 soutiens de famille. bu baax yow tamit foo doon xëy di jël sa dépense xëyatoo fa amatoo fa dépense yow njàkkar kay du ëpp lool. tax ni sax ñoom fi mu toll nii fas yéene ñu bàyyi fii dañ ko fas yéene yóbbu fi nga xam ne moom la mbaxane doone benn. yóbbu ko ci yoon comme ni ñu ko defee woon ci noir et blanc bi yóbbu ko daaneelaat ko rek ñëw def li ñu waxante woon. ndax ci 469 cantines yi nga xam ne ña ngi ko répartir ci 5 blocs boobu ba tey maire bi ñaari bloc dong la ci tabax ak nag jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu ko natt. ñu wax ci leneen muy Mamadou Meng ñu gën ko xam ci Baye Diop mooy maire bu bees bu Dalifort moo fa wuutu ndem si yàlla Idrissa Diallo moom nag maire bu bees boobu bile ñeen daal na def kéem kàttanam bala nu ko dénk yaakaar bañ a tas waaye ne fi mu ne nii dañoo ne ci dëj te faaw ñu wormaal ki fi jógee ñeen fukki guddi yi ñu matal ko bu nu ca jógee ba ñaanal ko ba noppi doog a wax fan la ñu jëm ak askanu Dalifort ay kàddoom ki ko taataan Abi Faye la mu ànd ci ak Modou Diop. ñun ñëpp à ce moment-là on est au 30e jour donc waxoon naa ko fële ne le bëggu moo def essai déclaration tant que amul essai 40 jours au moins essai pour honorer la mémoire du essai défunt maire Idrissa Diallo parce que au moins que il le mérite. Il était un grand homme, il était un citoyen ñëpp xam nañ fu mu mës a taxaw day casse pour notre commune. Il était un grand homme. Alhamdulillah rabbil alamin c'est un personne essence de valeur donc def na lu bari amaana sunu borom essence jëlee na ko mission am jeex na ñun ay xale lañ ñu ngi soog a ñëw donc ñu ngi soog a commencé donc essence du ma ne tànkam la ñuy jël mais day ñaan yàlla ñu essence def fi loo xam ne mooy essence def ko fi woon donc loolu la am pour wax si wasalaam. ndem si yàlla Idrissa Diallo duñu jugti di ko ñaanal ak képp ku mu fekk barsax ak ko fa fekk mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi jaajëf leen ci safo bi ak kóolute bi Cheikh Tidiane Diaw noppi na dëgtal leen xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkk ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel ci seen safo ak seen kóolute